bonjour dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci yéenekaay yu tey ñu xëyee talaata juróom-ñetti fan ci weerum septembre atum 2020 fi ñu koy tàmbale muy yéenekaay bi di li quotidien gën a fës ci seen yéenekaay bii di li quotidien te suñu natango bi Babacar Dione jiite ko tey ñu ngi ñuy xëyal di nga xamal lu jëm ci wàllu gestion Covid 19 gestion Covid 19 daal lépp lu ñu ci xamal daal mooy Macky Sall à la bonne méthode jàppale ni que daal président Macky Sall ginnaaw bu mu jëlee deuxième maanaam ci ñoo xamante ni ñoo gën a gérer feebar bii di mbas mi ci kanamu Amérique ak France jàppale ni tey quotidien bii di lii lan la fësal ne la bonne méthode de la gestion du Covid 19 Macky Sall a choisi la bonne méthode ki ko fësal di yéenekaay bii di lii quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaayu Momar Dione bi mi ngi xamal ni que la coalition jot na exclut les audits des 750 milliards de francs destinés à la lutte contre les inondations kii di Ousmane Sonko maanaam jiite coalition jot na mi ngi laajte daal ñu auditer 750 milliards yooyu nga xamante ni joxe woon nañ ko fii pour lutter lépp loo xamante ni jëm na ci inondation te ñu gis ba fii ñu taxaw ni inondation yi tey la gën a pëccëxe tey la gën a lëmbe dëkk bi 750 milliards yooyu fan la dugg kii di Ousmane Sonko mi ngi laajte ñu def benn audit ci kaw loolu. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaayu Babacar Dione bi mi ngi ñuy xamal ni que présidentiel ivoirien Macron demande à Ouattara de se retirer kii di président France di Emmanuel Macron duggaat na ci Afrique parce que nee na kii di Alassane Ouattara na retiré candidature am bu mu bokk ci jongante troisième mandat boobu di xew ca Côte d'Ivoire waaye li jaaxal nit ñi nag ba mu ko waxee ba noppi Alassane Ouattara bii daf ko ne maa bañ maa lànk du ma retiré sama candidat damay dem jusqu'au bout waa léegi France lu ci yoonam ci Afrique ba muy naan Alassane Ouattara na retiré candidature am ginnaaw population bi ñu manifesté mu bañ tey Emmanuel Macron moo ñëw taxaw ne Alassane Ouattara na retiré candidature am muy lu doy waar encore loo xamante ni gis nañ ko ci France nu muy gérer Afrique suñu jógee ci yéenekaayu lii quotidien dañuy dem seeti Sud Quotidien li gën a fës tey ci yéenekaayu Sud Quotidien mi ngi xamal plan décennal 2012-2022 Macky se perd dans les eaux ginnaaw bi ñu tegee benn plan bu jëm si fukki at wàllu xeex lépp lu jëm ci inondation jàppale ni que kii di président Macky Sall dafa mel ni dafa réer ci biir ndox yi ndaxte taw samedi yi dafa mel ni moo réeral président de la République bi Macky Sall ndaxte Sénégal yëpp mi ngi suux ci biir ndox bi pëccëxoo moo tax Sud Quotidien fësal ci nataalam plan décennal 2012-2022 Macky se perd dans les eaux su ñu demee ci yéenekaay bi di l'info lu ñuy xamal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu mbay bi muy agriculture quand le bassin arachidier devient risicole maanaam bassin arachidier bi fi nekkoon jamono jooju nga xamante ni gerte lañ ci bëggoon bay gerte boo xamante ni mën nañ ci am diwlin mën ci am tiga dege mën ci am chocolat gerte boobu doon na risicole maanaam ci ay toolu ceeb la bujjee waaye ceeb aussi baax na ndaxte mën nañ ci def penn mbay bu fotta traj ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'info ñu ngi xamal lépp lu jëm ci transport jëm ci wàllu Dakar dem dikk ginnaaw bi ñu dàqee kooku di Moussa Diop indi fa Oumar Boun Khattab Silla jàppale ni que démb Dakar dem dikk dafa suspendre lépp loo xamante ni jëm na ci ay busam pour ñu dugg ci biir banlieue bi lu waraloon loolu nag ndox yi la wala mu ragaloon ñu toj ko waaye décision la boo xamante ni directeur bu bees bi jëloon na ko waaye li ci jaaxal nit ñi ci ngoon si dafa delluwaat ginnaaw jàppale ni que jamono ji Dakar dem dikk reprend ses liaisons dans banlieue maanaam bus yi daal ñi ngi delluwaat di dugg ci banlieue bi bu baax a baax suñuy sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'exclusif ñu ngi fësal nataalu inondation yi ba noppi fësal ci nataalu kii di meeru Guédiawaye di rakku président de la république di Aliou Sall nee nañ inondation ak Guédiawaye wantit Aliou Sall ginnaaw inondation yi bu mu amee Guédiawaye ba tey gisuñu benn yoon maire bi génn ci biti saafonteeg askan yi maanaam ñu ngi koy wër daal Aliou Sall daal jamono ji wantit lañ koy def foofa ca Guédiawaye lu tax ñu koy wantit est-ce que kër Aliou Sall taawul wala ndox bi yóbbu ko ba nga xamante ne Aliou Sall mënul génn xuus ci ndox bi waaye en tout cas muy laaj boo xamante ni ki ko laaj di waa l'exclusif ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'exclusif ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu gestion Covid 19 bi di mbas mi di coronavirus le Sénégal deuxième mondial le général Sall et le lieutenant Sarr honoré jàppale ni que daal général Sall ak lieutenant Sarr honoré nañ leen ginnaaw bu Sénégal jëlee deuxième ci nu ñu géré lii di mbas mi waaye la ma jaaxal li tax Sénégal jël deuxième waaye dee bare nañ fi de li fi am si impacté bare na fi trop su rawatina nag acteurs culturels yi muy artistes yi juróom-ñaari weer a ngi nii tëgguñu gisuñu dara musiciens yi xamatuñu fu ñu jëm ba noppi état bi yëkkati 126 000 jagleel leen ko si juróom-ñaari weer yoo xamante ni toog ñu en tout cas daal kii di général Sall ak lieutenant Sarr honoré nañ leen ci gestion Covid 19 bi. ba tey ci l'exclusif ñu ngi fësal nataalu ñaar ñii di Moustapha Diakhaté jiite woon fi groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar te ñu jàq ko ci carte boobu di APR mi ngi wax yëkkati ay kàddu teg ko ci kii nga xamante ni moo fi nekkoon premier ministre Macky Sall di Abdoul Mbaye Moustapha Diakhaté nag lan la wax Abdoul Mbaye nee na Abdoul Mbaye daal est un fanfaron médiatique nag maanaam mooy nit koo xamante ni da ngay jékki-jékki rek di def ay yëfi xale yoo xamante ni ci wàllu presse bi di wax di génnee ay kàddu te bañ ko dénkee premier ministre bi amul dara lu soxal réew mi loo xamante ni waxoon na ko du samay kàddu nag kàddu Moustapha Diakhaté la mi ngi ko waxee ci yéenekaay bi di l'exclusif
ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'exclusif ñi ngi gis ni que nataalu kii di Ousmane Faye nag mi ngi démolir les colporteurs des fake news colporteurs des fake news maanaam ñoo xamante ni dañuy joxe information yoo xamante ni dara baaxu ci information yoo xamante ni kàcc kese la jëm ci wàllu détournement 750 milliards yi nga xamante ni président de la république jagle woon na ko pour ñu xeexee ko lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu mbënd bi muy inondation yi Ousmane Faye démolit les colporteurs des fake news Ousmane Faye bi mbaadu dafa lekk ci 750 milliards yi moo tax muy teel a jóg nee nañ daal ku njëlu di jooy yaa xam ku dee Ousmane lekkoo lu ci sa yoon noppil waay suñu sukkandikoo ci yéenekaayu Cheikh Mbacké Guissé bii di Libération ñi ngi ñuy fësal ni que acte présumé terroriste sale temps pour Mamadou Diaw bi lan moo ko def maanaam daal acte présumé terroriste lañ ko doon tuumal le parquet a demandé le renvoi devant la chambre criminelle du franco-sénégalais écroué à Dakar depuis août 2016 jàppaleen Mamadou Diaw bi depuis atum 2016 ci weeru août boobu lañ ko jàppoon fii jàpp jamono ji nag parquet bi renvoyé na procès bi foofu ca chambre criminelle muy franco-sénégalais bi di Mamadou Diaw boo xamante ni présumé terroriste lañ ko jiiñoon retour sur le parcours d'un candidat au djihad interrogé en France après les attentats du 13 novembre 2015 jàpp leen ni que ginnaaw attentat 13 novembre yi ba mu amee foofu ca France bañ ko dégloo foofu ca France ba mu ñëwee fii parquet Sénégal dañ ko jàpp ba pare tëj ko atum 2016 weeru août mais jamono ji renvoyé nañu dossier am foofu ca chambre criminelle Mamadou Diaw daal mbir mi doy na waar ci si yow nag ba tey ci Libération ñi ngi xamal ni que kii daal doon na benn sénégalais boo xamante ni dañ ko arrêté woon ak ay célébrité foofu ca Inde un sénégalais au cœur d'une rocambolesque affaire Samba Loum était le principal fournisseur de drogue des stars Samba Loum bii daal dañ ko jàppoon ak ay célébrité Inde ndekete Samba Loum daal lañ koy gis muy dem di dikk yoo ñi foog ni que kii kat liggéeykat la patriote du sénégalais la waaye jàppale ndekete Samba Loum bépp star boo xamante ni daal mi ngi doon jël jëfandikoo drogue cocaïne Samba moo doon principal fournisseur bi Samba yow daal amoo dara looy jaay lu dul pëndëx bi ban la héroïne mbaa cocaïne en tout cas doy na waar jàppale ni que daal jamono ji kii di Samba Loum ñi jàppoon ko kay célébrité indien moo doon distribuer lii di drogue bi ki ko fesal nag di yéenekaay bi di Libération ba tey lii di beneen kawteef bi nag kan la muy gendarme bii di Babacar Niang nag jàpp leen jamono ji ñuy wax gendarme bi doon jàpp doomu aadama yi di leen def sous mandat de dépôt jamono ji nag Babacar Niang muy gendarme bi moom lañ teg sous mandat de dépôt Babacar Niang lan la def Babacar Niang li mu def honoré wul dara luy gendarmerie Babacar lii doy na waar nag Babacar daal nekkee fi woon dara lu dul di encaisser passant yoo xamante ni takkuñu woon masque képp koo xamante ni takkoo masque rek da lay arrêté encaisser la dugal ci biir poosam Babacar corruption dañ koy tere suñu réew waay rawatina ngay gendarme ak gendarme Sénégal nu mu mel Babacar def nga ñaawteef Babacar Niang def na ñaawteef de moo tax Babacar Niang teg nañ ko sous mandat de dépôt ki ko fësal di Libération Quotidien su ñu demee ci yéenekaayu des médias bi di tribune lu mu fësal tey maanaam une alerte ignorée par le gouvernement ban alerte le gouvernement bi ignoré maanaam jàppal forte inondation à Dakar et dans l'intérieur du pays ginnaaw bi leen ANACIM météo taxaw fii ne leen taw bi dina ñëw gouvernement bi du mooy rek dégguñu dara fatt seen ay nopp tëj seen ay bët waaye samedi wi passé yaakaar naa ne bi yàlla wàccee tawam gëm ngeen ni que météo li mu waxoon am na moo tax tribune fësal ci yéenekaayam une alerte ignorée par le gouvernement doy na waar ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di tribune ñu ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci plan Orsec bii ñu déclenché les eaux déclenchent la colère à Thiès Kaolack Saint-Louis Matam Dakar et Touba jàppale ni que Sénégal yëpp a mer ba futt ginnaaw bi ñu déclenché seen plan Orsec bii nga xamante ni déclenché woon nañ ko fi ay jamono boo xamante ni amul benn njëriñ samedi bii jot taw bi ñëw feesaat del ndox bi fees fi del mais gouvernement bi médecin après la mort war ngeen ci jógee waaye doy na waar jàppale ni que daal waa Thiès waa Kaolack waa Ndar waa Matam waa Touba ñëpp a mer ba fut lu ci doy waar nag Touba bii ñi jëm ak màggal Touba bi inondation su fa amee fu taalibe yi di toog doy na waar su ñu demee ci yéenekaay bii di l'observateur li ñu fësal tey si xëj bu njëkk muy nataalu kii di Khalifa Ababacar Sall nekkoon fi maire de Dakar ba noppi caabi féete woon ko ginnaaw ñi gracier ko ba noppi ñi dindil ko lépp loo xamante ni amoon na ko muy député bu mu nekkoon foofu ca assemblée nationale ñu dindi ko maanaam maire bu mu nekkoon foofu ca Dakar ñu dindi ko lu ñu wax nag enquête sur la vie politique Khalifa Sall l'improbable retour sur scène Khalifa Sall est-ce que dina dellusiwaat si scène politique bi en tout cas bu mu génnee ba léegi daal nee na tekk nee na neel pat daal dama gis ni que daal way bu bees bii gars yi génnee neel pat jaw kéccëb génnee ko Khalifa Sall daal dafa mel ni way boobu la topp bi mu génnee daal ba léegi nee na pat daal la def moo tax l'observateur xëy ne enquête sur sa vie politique Khalifa Sall l'improbable retour sur scène son conseiller politique Moussa Taye il ne doit pas en principe briguer un troisième mandat à la mairie de Dakar donc jàpp leen daal kii di Khalifa Sall troisième mandat ci mairie de Dakar ñi ko fa doon xaar xam leen Khalifa du ci bokk de Khalifa daal nee na pat
ba tey ci yéenekaay bii di l'Observateur ñi ngi xamal fële ca Koungheul les derniers instants de Djibi Sadio candidat au bac déclaré admis office après sa mort kii daal di Djibi Sadio ginnaaw foofu ca Koungheul ne bañ ko ne am nga baccalauréat d'office nga ko am dara defu ci bànneex moo ko jàpp bu neex a neex ba mu mujj ñàkk bakkanam kii di Djibi Sadio nag dernière instance mi ngi ko amee bañ ko ne am nga bac kii su démb doon tey te goon ndax ñu ne ko amoo dara su boobaa sax xëy na mu tos en tout cas doy na waar Djibi Sadio daal ginnaaw bu mu amee bac si la ñàkk bakkanam sa maladie ses peurs les larmes de ses parents loolu doy na waar tristesse moo fa amoon doy na waar. lii tamit di beneen kawteef affaire de mœurs sa copine le zappe il envoie ses photos obscènes à ses prétendants pour la reconquérir kii daal kii wér na non kii moo neex copine bi zappé na ko bàyyi ko mu jël ay photo yoo xamante ni xam naa daf ko yoroon ci ndaw si ay photo yu obscènes yoo xamante ni nangam mu koy yónnee ay prétendants ñoo xamante ni dañu noboon ndaw si pour mu reconquérir ndaw si kii moo ñàkk a pexe dëgg nit nag gëm naa ni soo jaaxlee da ngay foog ni loo def baax na waaye yow mi amoo fulla amoo fayda doy na waar du samay wax de l'Observateur a ko wax. ba tey suñu sukkandikoo ci l'Observateur ñi ngi xamal lu jëm ci wàllu inondation l'état des négligences l'arrêt du projet qui a remis une partie à Dakar dans les eaux plus de 144 milliards de francs CFA du plan décennal non encore décaissé l'interview vérité du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye sur la riposte de l'état bi ñu gars yi jógee nag ñi 750 milliards yi fu mu jógee Aly Ngouille Ndiaye nag jóg na ripostel état bi taxaw na nekk soldaaru Baye Fallou Macky Sall défendre ko moom daal nee na li indi affaire maanaam mooy li ñu arrêté projet bi xamante ni joxoon nañ ko benn partie Dakar mu dem ci ndox yi lu toll ci 144 milliards de francs CFA plan décennal kenn encaissé gu ko mu doon interview boo xamante ni kii di Aly Ngouille Ndiaye def na ko fii ci l'Observateur pour défendre nee na loolu moo indi blocage yi waaye 750 milliards yi gëm naa ni lekkuñu ko xëy na 144 milliards yi suñ ko décaissé woon loolu dina génn waaye Ali 144 milliards soo ko dindee ci 750 milliards xanaa nag xëy na benn partie sax benn quartier ret waroon na mën a inondé waaye Sénégal yépp inondé ginnaaw bi Aly Ngouille Ndiaye waxee loolu Macky Sall ginnaaw ba mu demee fële sa Niamey bi inondation yi amee ñëw na waaye nag li doy waar Macky Sall convoque une réunion d'urgence au palais ce matin Macky mer na de laay la xëy la ministre yi moom xam naa ne ku ci xëy demal nga diwoo sa butéel mbaa nga takk sa téere ndaxte Macky daa mer Macky mi mer na Macky daal convoqué na réunion d'urgence lan décision lay jël ak la fa nar a xew tey palais dina neex de laay la su dee da doon xeeñ cuuraay ak gongo tey de yaakaar naa ne ay ñàngal ñoo fay gën a feeñ suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Rewmi Quotidien lu mu ñuy xamal ne na pluviométrie au Sénégal mode d'habitat et mode de gestion faudra-t-il apprendre à vivre avec les inondations nee na jamono ji daal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu pluviométrie maanaam mooy taw bi ak habitation bi ak nu ñu koy gérer ndax réew mi waruñu commencer jàng nu ñuy dundee ak inondation waa Rewmi Quotidien nit naka la mën a dundee ak inondation ndox ci sa biir kër fooy tëdd fooy toggee fooy toog en tout cas doy na waar ne état bi jël ay matuwaayam 750 milliards yi na génn ñi def ko ci wàllu inondation bi muy loo xamante ni Rewmi Quotidien fësal na ko ci yéene kaayam ba tey suñu sukkandikoo ci Birahim Seck ne jiite foofu forum civil s'attaque aux députés des familles sinistrées abandonner leur maison maanaam Birahim Seck daal jóg na di attaqué député yi nga xamante ne bàyyi famille sinistré yi nga xamante ni ñi ngi foofu ci seen biir kër ñi bàyyi leen ci biir ndox bi député yi daal suñ la soxlaa maanaam mooy élection indil la t-shirt jox la 2000 jamono ji yéen a ngi ci njàqare ak tiis kenn faalewu leen kenn duggul seen kër kenn du leen dara su yeboon nag na ngeen muus élection bu ñëwati député bu ñëw seen kër jël leen ngurdin ngeen dàqee ko ba ci mbedd bi loolu nag du samay kaddu Rewmi Quotidien la ba tey suñu demee ci Rewmi Quotidien ñu ngi xamal lépp loo xamante ni dem na ci wàllu révélation foofu ca SYNPICS gis nañu kii jiite SYNPICS di Bamba Kassé digganteem ak Yakham Mbaye neexatul dara ginnaaw bi ñu nekkee ci presse opposée ku ci nekk di sànni xeer sa morom jamono ji Yakham Mbaye a menacé de mort à Bamba Kassé waaye Yakham Mbaye moom lu ko daal bay menacé de mort Bamba Kassé en tout cas Bamba Kassé Yakham Mbaye seen diggante neexatul daal ki ko fësal di Rewmi Quotidien suñu sukkandikoo ci Le Témoin Quotidien li ñu fësal tey les premières tendances frôlent les 50% bac 2020 un taux de réussite record en vue gis nañu daal jamono bi nga xamante ne élèves yi jànguñu dara toog nañu 3 ba 4 mois boo xamante ne jànguñu ko mu doon jàng boo xamante ne kenn xamul fast track la kenn xamul low track la jàpp leen résultat bac yi lu mu joxe bi yoon maanaam mooy dafa baax 50% annoncé guñu ko muy taux de réussite boo xamante ne record la boo xamante ni gis nañ ko ki ko fësal di yéenekaay bi di Témoin Quotidien suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di L'As Quotidien ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci ampleur ci wàllu inondation yi le rapport circonstance si des services de l'urbanisme service urbanisme daal rapport bi moo leen circonscrire maanaam indi lépp loo xamante ni feeñ na ci wàllu inondation bi maanaam lépp loo xamante ni waroon nañ ko liggéey dafa mel ni liggéey boobu dafa des wala dafa sooxe moo tax rapport bi feeñal ampleur yi nga xamante ni génn na ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu inondation bi ki ko fësal di yéenekaay bii di L'As Quotidien
suñu demee ci yéenekaay bi di stade li ñu gën a fësal tey maanaam muy nataalu kii di Idrissa Gana Gueye nekk milieu de terrain équipe nationale Sénégal di yëngu foofu ca Paris Saint-Germain. Idrissa Gana Gueye poussé vers la sortie Gana Paris perdu à Paris billaay dañ ko poussé vers la sortie dañu bëgg daal Idrissa Gana Gueye génn Paris Saint-Germain ndaxte bu mu fa ñëwee indiwu fa dara defu fa dara Gana dafa doon jouer Paris maanaam su doon loterie daal pour rester Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye ñàkk na loterie boobu moo tax ñi fësal ci seen yéenekaay bi Gana Paris perdu à Paris muy loo xamante ni yéenekaay bi di stade moo ko fësal ci yéenekaayam. suñu demee ci yéenekaay bii di suñu làmb la ñuy xamal kii di Waly Dione di xaritu Yékini benn bakkanam jóge ko lool nee na contre Balla Gaye 2 tout le monde voulait sa chute jàppal ni ko daal bi Yékini di jàmmaarloog Balla Gaye 2 doomu Double Less boobu kii di Waly Dione nee na adduna bi yépp a bëggoon Yékini daanu waaw luy loolu nag ngeen jàppale Yékini mu yéeg ba ci kaw ngeen bëgg ko xeex mooy li américain bi doon wax doomu Amérique su nekkee ci suuf ñu koy jàppale ba ci kaw ba yéeg ci kaw échelle ba dañ koy tàccu defal ko standing ovation waaye Sénégal ñoo lay gunge di la gunge nga yéeg ba ci échelle ba soo eggee ci échelle ba ñu ne waaye nañu xëcc échelle bi mu daanu dafa mel ni looloo dal Yékini ku ko wax di Waly Dione fu mu ko waxee ci yéenekaay bi di suñu làmb. ñi ngi fësal ba tey nataalu kii di doomu Double Less bi di Balla Gaye numéro 2 pour retrouver ses excellentes formes jàppale ni ko Balla Gaye 2 jamono ji mi ngi entraîné kan moo koy jàppale Baboy daal mi ngi ci ginnaaw Balla Gaye 2 di ko jàppale pour mu retrouver waat formam yu baax xaw ma ku muy dajal Gris la Ama la Tapha Tine la waaye ku ci Balla jàpp di nga xam ne mbër dëgg jàpp na la. ba tey suñu sukkandikoo ci chroniqueur bu mag bi di borom Bantamba Bekkaay Mbaye daal yëkkati na ay kàddu teg ko nee na lépp lu jëm ci wàllu fédération moom bugg ko dégg je préfère que la lutte soit dirigée par un CNG nee na daal ay fédération yi ñuy wax ni taxawul ay waxu kesew la bàyyi leen ko xel nag ndaxte xam-xamam dafa màcc trop jëm ci wàllu lam moo tax Bekkaay Mbaye nee na je préfère que la lutte soit dirigée par un CNG muy kàddu yoo xamante ni Bekkaay Mbaye moo ko wax ci yéenekaay bii di suñu làmb. jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu leen indilee li gën a fes ci seen yéenekaay yi tey talaata juróom-ñetti fan ci weeru septembre atum 2020 di leen jox dig daje ëllëg ci suba su ngeen abonné ba noppi bu leen fàttee ba seen cloche de notification bonne journée.